ay femmes de valeur ay femmes yu responsable ñoo fi ne mais toogaay bi ñu toog nii mu correct nii amul bruit amul débordement loolu da koy firndeel et aussi Kara avant may ñëw si yow ak ñoom maire Thiane ak ñoom maire Ndeye Mbaye ak le jeune là ki bu doon wax sànq Zal dafa am ñoo xam ni peut-être sax yow yaa ngi suivre damay ànd ak ñoom amul kenn luñ fi jox dërëm kenn muy jeune fille mes amis d'enfance ak femmes yi ànd ak ñoom rugi dinaa ñëw si moom ak père Alassane Seck mi wax sànq maanaam ñoom dañuy ñëw taxaw heure di ma soññ di ma teg pression defal nii jaaral fii defal lii jaaral fii vraiment au-delà de parti bu ñu bokk muy République des valeurs ñoom boo xoolee kenn mus see assister réunion République des valeurs loolu day am lu mu firnde te kenn du ci bokk ci parti politique maanaam ñoom seen kër lañ nekkoon gérer seen bopp ñeen ñi football ak yenn lañ doon gérer kon donc loolu day am rek lu mu confirmer ak lu mu firndeel ci li ñu jëm donc nit ñi màgg nañ léegi xam nañ ni destiné pays bi waratuñ koo jox n'importe qui parce que lu ci bari dañ daan toog rek ñun ñiy def ci activité politique yi nekk ci di wax di sonn ak dañuy xool ne ñii de dañuy sonn seen bopp mais tu sens que ni population bi commencé nañ di éveillé wu ñi nga xam ni du parti sax politique moo leen intéressé mais changement ak des hommes de valeur ou bien des femmes de valeur moo leen intéressé commencé nañ di jox di dugg di wax ak nit ñi et c'est capital. bu loolu weesoo aussi y a un de nos frères mu ngi nii taxaw ñoo fowandoo depuis bas âge bokkuñu parti politique moom il est de réew mi ba tey nii may wax ak yow àndut ak man ne ma dama lay jàppale candidat ci maire bi mais tey daf ma ni boo may wax say programme damay ñëw parce que dañoo yarandoo depuis booy lu ma xam lu baax dama koy wax te ragaluma di taxaw ak yow parce que dafa am lu ñu lié et loolu c'est extrêmement capital bu ñu demee ba jeune yenn parti yi di am conscience boobu di laalante biir xam nga politique ay jamono ay saaga xeex yooyu lañ ko defoon mais man damay sant yàlla gis xam ni nit ñi commencé nañ di yeewu et dinañ gën a waxtaan je lance un appel pour que ñu def changement surtout dëkk bi waratuñoo xool xaar di fal n'importe qui parce que li mu def nii ku amul courage wala nga am fit wala nga am looy gëm doo ko def parce que François mi njëkk a wax APR la ne bokkuñu parti politique mais moom gis na ni dëkk bi ci commune yëpp que war nañoo mën a teg ay hommes de valeur je ne juge personne et je ne jugerai personne moi je parle des faits ci ay faits laay wax nit ki boo ko joxee après war nañ mën def bilan yow mën nga analyser dëkk bi fii la tolloon est-ce que bougé na wala lii man ci yooyu laay wax ci yooyu tamit la ñuy conscientiser nit ñi mais duñ def débat de personne on le fera jamais te parti bu ñu nekk aussi jàngaluñu loolu moo tax tey kii ñemee mën a ñëw taxaw man bu mu nekkoon benn parti may am yu ma koy wax yenn wax ci ay nit lu ñemee tax mais je débat d'idées dama koy def et on a le droit de faire ça loolu aussi dama ko doon wax rek bu loolu weesoo damay ñëw ci sëñ Modou Kara man parfois ma ne Kara wala sëñ Modou yooyu c'est mon frère nous sommes des hommes de valeur des hommes de principe nekk ci parti boo ci nekkee politique foofu ñëpp dañ naan moroom lañ yow di nga def loo xam ni sax wala ngay toog ñoo xam ne wala ngay wax ak ñoo xam ni amaana bu du woon politique du am mais da ngay am esprit de dépassement xam ni yow yaa ko opté mais l'objectif c'est de changer les mentalités l'objectif c'est d'amener les gens à être des hommes de valeur gis nga nit ki boo valeur nekkee ci moom rek lépp day baax moo tax suñ parti ñu tuddee ko République des valeurs nit ki bu valeur nekkee ci moom rek jaratul sax nga naan ko jaaral fii defal fii parce que am na gëm-gëm am na lu mu bëgg am na lu mu kii sëñ Modou parti bi la ne gars yi jox ko cër ci parti bi respecté ko boo xoolee parti bi dina am ay débordement ay tiraillement parfois lu ci bari moom day woote sax këram gi di ko régler man sax duma ko yëg kon donc parti ba mu ne jox nañ ko cër et aussi li nga fi wane nii parce que yombula nga dem gis crème nga toog ay magum jëmm
mu leer la ñoom seen biir kër yi mën nañu régler seen problème bay régler problème mu ñeneen ñu bàyyi li ñuy def ñëw ànd ak yow di la déglu di si kii xam nga comme ni nga ko waxee sànq quartier bi dañuy wax ay kii lañ. quartier tubaab xam nga loolu c'est ay termes la. dañuy kii parce que kii yu bees la. waaw sancaan yu bees la parce que boo nee jaxaaw côté ba la nga daan wax. fii ay jamono sax ku xam dëgg daanoo fi ñemee ñëw waaw fii ku xam dëgg nekk booy daan ñëw fii daanoo fi ñëw di wuti mango détail fi amoon na ay garab mango yu bari. kon donc loolu day am solo bu ñëw ñëpp bàyyi li ñuy def ñëw toog di la déglu soo ba léegi ñu ngi toog lii dafa am solo kon donc yaa leen ko ji moo tax ñu fay la ko te kàddu yi ñu fi wax ñoom dégg nañ ko et aussi loolu dafa am solo il faut que nit ñi changer esprit politique il faut que nit ñi xam ni politique de développement ak social moo fi am parce que quand tu dis politique de développement local parce que si liñ jëm nii affaire locale la te mënoo développer dëkk mënoo développer réew te localement développé woo ko bu nit ñi nekk ci koñ yi amuñu valeur amuñu lu ñu kii nekk ci yeneen affaire bu ñu màggee ñoom ñooy taxaw ne dañuy jiite dëkk te valeur bu nekk ci yow bi ngay nekk xale mooy éducation de base boo nekkee mag bu ñu la joxee safaan ngay def kon donc bu ñu nee dëkk bëgg na développer Sénégal war na développer il faut que ñu commencer ko ci élection locale yi parce que dëkk bi am na gaz am na pétrole am na zircon am na phosphate am na or lan moo ñu manqué lan moo ñu manqué Màkka lan la ñu am pétrole bokkul ci dëkk yi gën a taaru ci àdduna parce que am nañ des hommes de valeur yu ko mën a doxal kon bu ñu amee loolu lépp war nañoo segg ràññee ñan lañ war a jox pour ñu jiital affaire bi doxal ko affaire bi nag fii lay tàmbalee ci élection yi dañuy commencer def de bons choix il faut pas faire les choix n'importe comment dañ daan def choix Thiès am na dañ daan voter pour Idriss Seck mu jox kenn ki mu jox nit ñi mën nañ ci bañ a am satisfaction parce que nit ku nekk ak appréciation xam nga wax mais bii dafa wute kiy doon tête de liste majoritaire bu ñu voté moom mooy falu bu ñu kenn nax ki doon tête de liste majoritaire bu ñu voté liste boobu kooku mooy doon maire de manière d'office après conseil adjoint yi ñuy doog ko gérer mais loolu dafa jar a bàyyi xel moo tax képp ku ñu wax ne dañ koy fal baax na ñu def ay enquête de moralité baax na ñu gëstu ko baax na ñu xam ni kii kan la nan ak nan la def nan ak nan ak lan la c'est très important bu ñu ko defee rek duñu réer et je pense que ni les gens feront le bon choix man du ma ni candidat yi fi déclaré maa ci gën mais xam naa sama bopp du ma wax lu ma mënul du ma def lu ma mënul te xam naa luy maire yi xam nga c'est très important ngay laaj maire yi nga xam ko parce que ñun dañ doon gëstu dañ ci nekk dañuy gëstu on travaille avec les maires dañuy xam nañ bu baax la mooy gestion locale xam nañ bu baax fu ay compétence am yam xam nañ bu baax ay limitam parfois nit ñi def erreur sax wax leen loo xam ne ñoom du seeni compétence day am mais am na loo xam ne seeni compétence la te des choses yoo xam ne dañ ko war a gérer parce que man li ma jàpp bu ñu nee dañ la fal maire da nga war a jege askan bi parce que on t'a élu pour régler les problèmes des uns et des autres mënoo régler lépp mais nga taxawu leen bu dëj amee nga ñëw bu ngént amee nga ñëw nga accessible ñu xam seeni problème fu ñu koy jooyee nga wax leen li mën a ne expliquer leen compétence maire fu mu yem lu mu mën ak lu mu mënul mais buñ la gisul dégguñu la amaana ñi def ay conseillers sax ñu nekk ci quartier bi mënuñoo expliquer nit ñi lan mooy maire yi lan mooy compétence am c'est des problèmes te loolu moo ñu dalan gars yi kenn xamul lan mooy maire fan la compétence am yam lu mu war a def kon donc il est temps que ñu changer ko dugg ci nit ñi wax ak ñoom gérer leen aussi xam nga guddi na moo tax li ngay bëgg a wax yépp doo ko wax xam naa nag Kara moom man na li mu doon ba am na loo xam ne sax moom amaana moom moo koy gën a mën a wax man juste que dinaa ñëw def l'essentiel et c'est très important ma ñëw fi mu xamanteeg yéen moom mu wax leen ki mu bëgg a jàppale ci élection locale yi
mu wax leen Massamba ñun ñoo bokk parti di si liggéey ñoo bokk nekk cellule des cadres RV moom xam naa cër gi ñu ko jox moom xam na cër gi ñu ma jox si parti bi loolu dafa am solo Thierno moom muy si leader xam na kuy Massamba Diop kuy Kara Samb loolu c'est très important ñu souligner woon ko aussi dama leen di wax inscription yi day tàmbali le 15 ku sa carte d'identité réer ci information yi ñu jot ku sa carte d'identité réer da ngay wut extrait moins de 3 mois wut certificat de résidence wut ak 10 000 francs xam nga carte d'identité ak carte électeur yi benn la nga dem bindu ji waat ku am carte d'identité amoo carte électeur da ngay wut extrait moins de 3 mois ak certificat de résidence nga dem yóbbu sa carte d'identité ñu bind la ci liste électorale certificat de résidence li muy firndeel mooy yow fan nga bëgg a voter fan nga dëkk tey boo wutee certificat de résidence Thiès Ouest di inscrire ci liste électorale yi bu ñu lay bind Thiès Ouest lañ lay bind da nga wut certificat de résidence commune Thiès Nord ñun la ban quartier nga dëkk foo bëgg a voter nga leen Jaxaaw wala Ngent wala fenn ñu bind la foofu bu carte électeur bi génnee fa nga waxoon yow fa nga bëgg a voter fa lañ lay génnee c'est très important da ngay yor certificat de résidence mais une fois dans la commission il faut préciser que man Jaxaaw laa dëkk wala Ngent laa dëkk wala Thialé laa dëkk fii laa bëgg a voter centre de vote bi Jaxaaw am na si je me trompe pas 2 ou 3 centres de vote am na Cheikh Souleymane Diouf ak dispensaire bi ah voilà 3 ak école base 3 centres de vote c'est très important ngeen préciser fi ngeen bëgg a voter parce que buñ la boo dëkkee Jaxaaw ñu sànni la Kër Issa ak yooyu day am problème te aussi transfert de vote amoon na fi yu bari ci élection yi passé yooyu aussi c'est très important ngeen xool ñu dëkk ci zone bi ñu transféré woon leen nga capitaliser leen fi nga dëkk pour jour élection bu jotee ñu ni sëñ Modou Kara ak waa Jaxaaw ñoom ñoo def résultat bi remporté nañ centre de vote bi et ça c'est un défi à relever moom xam na ni bari nañ fa ay responsable dina leen coordonner maire Thiane xam na li may wax dina leen coordonner ngeen waxtaan ak ñoom ngeen mobiliser wu regrouper seen force yi pour que da ngeen naan maas demal beneen côté fii Jaxaaw bàyyi koog ñun parce que affaire bi loolu la man mënu ma di dem fépp mais si tu as des responsables comme sëñ Modou Kara mu dëkk Jaxaaw day am loo xam ne da lay wàcc moom bu lay woowati peut-être que day woote assemblée générale bu mag a mag ñëw présenté waat la ñeneen ñu la xamul woon ku si nekk ruq ba nga nekk ci terrain bi wax ak nit ñi waaw parce que politique bi amul lenn politique de proximité la ak wax ak nit ñi bu loolu weesoo aussi fi may terminer mooy ñun dañuy def ay série de formation pour les femmes dañuy def ay série de formation commencé woon nañ ko certes sax am na ay femmes Jaxaaw yu si bénéficié woon par le biais de Khady Diagne commencé woon nañ ko bi ñuy def cérémonie de remise attestation bi on l'avait fait au complexe Daniel Brottier on avait fait une grande cérémonie là-bas def cérémonie remise attestation bi boobu cible bi 100 femmes la woon un peu partout dans les quartiers de Thiès Nord bi ñu toogee waxtaan ñu non nañ def formation yi par quartier chaque quartier cible bi ñu def 100 femmes parce que j'avais pris l'engagement de former 1000 femmes dans la commune Thiès Nord te lu ma wax la dama koy def même bu élection locale yi jotee te matul dama koy continuer parce que man élection locale taxul may def li may def damay see juddu dama cee màgg et je vais continuer à le faire et je vais continuer à me battre sur ça léegi formation yooyu boo xoolee Rougui Faye mii li tax mu ñëw moom amaana sax Jaxaaw la dëkk Kara mais Rougui Jaxaaw lu mu fi xam sax dafa naan xamoo ko keneen xamoo ko moom fii la Jaxaaw la dëkk bëggoon na jël kàddu sax mais elle est très fatiguée parce que ce matin on était à Kër Modou Ndiaye doon ñoom formé nañ leen pare doon leen jox seeni attestation maintenant dañoo bëgg a démarrer ak Jaxaaw si yéen lay dépendre maa ngi koy wax Rougui ma ne ko bu ñu paree fin semaine bi mën nga démarrer d'ici jeudi prochain mais il faut une organisation Kara xam na dina waxtaan ak yéen ngeen xool Khady Diagne ak yéen responsable yi nekk fii Jaxaaw ngeen démarrer ko wut lieu bu ñu koy defee am na transformation fruits et légumes céréales savon sirop y a beaucoup de trucs micro jardinage am na table bi
mais fi mu ko mën a defee mooy si garderie d'enfants bi mu yor léegi micro-jardinage si cela vous intéresse bu fekkee ñi ñuy former mën nañoo déplacer wu benn journée ou 2 jours elle peut venir là-bas mu boole ko si formation bi et c'est très important. waaw tey Kër Mour Ndiaye gi ñu demoon femmes yi ñoo nañu te ñooñu da ngay parfois da ngay am lu la metti imagine ñooñu lii seen métier mooy jaay xaal mangoog truc ces trucs là ñu ni te nit ñi ngi fi xam ni si quartier zone nord la bokk ñu ni ñoom mosu ñoo bénéficier wu formation fekkee da nga ñëw pour jóg pour jàppale askan bi ñooñu nga xool leen xam lii lañ def ñoom loolu da leen a intéressé bu ñu jëndee mango jarul nan lañ koy gérer bu jëndee xaal jarul nan lañ koy gérer da ngay dégg ñu ni dañuy jënd benn pose xaal 80 000 bu ñu ko yoree 2 jours 3 jours jaayuñu ko mënul jar mu yàqu elles vont perdre de l'argent am na yoo xam ni buñ la koy wax yow da ngay kii te ñun affaire bi ça nous est venu naturellement ah dañu ko wax on a ce projet on le fera et je vous dis aussi on va former 500 jeunes en entrepreneuriat et topographe dans la commune Thiès Nord et chaque quartier dina ci am quotaam loolu on va le démarrer incessamment te loolu dama lay wax du tey lañ ko kii woon de programme bu ñu jàppoon la avant yii di ñëw dañ koy continuer ñun on va continuer à dérouler notre programme et on y arrivera. Inch'Allah. Et je vous dis ici que man mairie ma jàpp benn étape la ci fi ma bëgg a àgg benn étape la du maire moo ñu tax a jóg mais am na noo xam ne boo si demeewul dañuy jàpp ni da ngay wut raccourci mais non loin de là parce que dëkk bi ñi nga naan Idrissa Seck def na fi moom la nit ñi gis en 2004 projet yi bul woon moom du fi accès ça il faut le dire il faut le reconnaître il faut pas être nihiliste mais ñun jàpp nañ ni li mu fi def war nañ koo def ba ñu fàtte la fi Idrissa Seck defoon parce que ay Ousmane Ngom dañ fi defoon ñu ñëw ñu naan Idi mais jot na nag parce que depuis 2004 la ba léegi jot na ñu dem nekk fa ñuy taataanee di indi Thiès depuis moom li mu fi defoon plus que moom li mu fi defoon te gëm-gëm la ak principe la te duñ ci yox-yoxi dañ ciy avancer dem ci et loolu nag pour ñu def ko c'est un travail d'ensemble ñu ànd si des hommes de valeur et des femmes de valeur pour arriver ci loolu mais Rougui mi ngi nii je pense que ni moom elle est prête le programme est déjà ficelé yéenay xool ak xool yenn groupement yi nekk ci yeneen poche yi groupement bu nekk ngeen boole ko ci pour que ñu élargir ko ñooñu après servir de relais yeneen femmes yi nekk ci seen biir avec yi et je vous dis ñoom tey bi ñu demee Kër Mour Ndiaye bi mu leen commencé formation ñu def eau de javel la mu defaroon yëpp c'était une 50aine de bouteilles dans un premier temps ñoom jaayante nañ ko seen biir ba am seen bénéfice ba demal ñoom seen bopp moom mu absenté ñu produiraat yeneen indi ko foofu te biñ ko indee foofu teg ko stable bi exiger nañ képp ku fa nekkoon góor nga jënd déjà loolu source de revenu seen avec yi ngeen def yéen boo leen demee ba mën a produire seen bopp seen biir mais boo leen naroon a dem fee jënd bouteille 500 peut-être à 100 francs vous le faites vous le vendez à 250 francs ngeen jaayante ko si koñ yi si kër yi da ngay dugg si kër yi exiger leen mu am solo boo leen defaree seen i fruits wala seen i produits ngeen am ko jënd ko denc ko defar ko denc ko si kër yi mën nga doon 6 mois. parce que moom peut-être elle est beaucoup plus apte pour expliquer cela mais damay déglu si ay explications muy wax loolu lenn la si li ñuy def et aussi si nous le temps nous le permet dinañ former ji femmes yi aussi si entrepreneuriat parce que kii wax na ni yéen a ngi entreprendre mais aussi formation dafa baax ñun tey bu ñu amul woon formation amaana fi ñu nekk duñ fa ne fi ñu taxaw di gérer duñ fa gérer duñ taxaw fukk mukk ne fenn ne nii la ñuy gérer mais amaana nit ñi buñ xamoon ñun li ñuy gérer ak ni ñu koy gérer ak ni ñu koy tegee ci temps non li tax ñu jóg ne dañoo bëgg maire xam nañ ko mën nañ ko du dañoo taxaw di wax waxi nii rek non on est très jeune et on ne veut pas briser notre avenir lu ñu taxaw laaj dañ ko mën te incha allah
dañ leen tàllal seen loxo comme ni ko sëñ bi waxee ngeen jàpp si yéen ñëpp ñu ànd dem jëli ko vraiment je suis extrêmement content sëñ Modou vraiment kontaan nañ trop voilà sa waa koñ nag liñ témoigné si yow dégg nañ ko comme ñun valeurs yi ñu doon gis si yow nit ku correct ku am valeur ku xam boppam ñëw nañ sa waa koñ wax nañ ko ku nekk ne da ngaa bëgg a nekk ci parti surtout mu nekk parti opposition yow boo defee def nga pour parti bi boo defee def nga pour parti bi c'est un mouvement d'ensemble Thierno Sall mooy président parti bi am na leneen lu mu mën a defi feneen man li ma mën a def dama koy def pour que ëllëg si biir bu ñu waree gérer day am son mot à dire chacun aura son mot à dire parce que boo bàyyee kenn rek ne moom mooy def lii tey bu nee la xoolal fi fa ngay xool peut-être amaana moom mën na xool foo xam ni ñun ñi nekk si base bi gisuñu ni foofu la ñoo ko mën a dimbali mais bu fekkee da nga nekk koo xam ni moom mooy def mooy dindi mooy def lii fu mu la xooloo da ngay gëm rek di dem et ñun gëmuñu loolu maanaam parti bi mouvement d'ensemble la ku nekk fa nga mëne da ngay xëcc nga dóor man tey ñii ànd ak man am na fu ñu mëne te mënewu ma fa am na fu ma mëne ñoom mëne wuñ fa loolu mooy ànd non candidat lañ on est candidat on va parler avec tout le monde ñi nga xam ne gis nañ ni am nañ principe yi ñu am ak valeurs yi ñu am dinañ ànd ak ñoom ñi amul nag valeurs yi ñu am ak principe yi ñu am ak gëm-gëm yi ñu am mënuñu ànd ak ñoom non xam nga la bataille du Nord nit ñi ñoo koy wax yomb na dem ci réseaux sociaux yi yomb na nekk sa page Facebook di wax mais ñun xamante nañ du élection yi lañ mës a ànd liggéey on se sait gars yi xamante nañ de làmb ji saaj na ni ku nekk ngi sëmb de wax mais xamante nañ lu wér laa lay wax xamante nañ xam nga jël Yékini ak Yawou Dial loolu du combat de lu wér laa la wax loolu du combat te dans les jours à venir vous allez voir que ni non on parle pas de mburoog soow ñan ñooy voté man je ne parle pas de mburoog soow ñoom ñoo ko tuddee seen coalition population bi ñooy voté man j'ai affaire avec les populations ñoom laay waxal si laay dox matin midi soir coalition ku mu neex na nga def sa coalition mais population bi ñooy voté ñoom laay waxal ñoom laay yee ñoom laay tegal sama programme et non lan mooy forné ci opposition bi ku nekk mën nga waxtaan man Thiès Nord laa ne Thiès Nord laay waxal Thiès Nord laay doxal et je suis candidat à la mairie de Thiès Nord leneen lu feneen ak feneen mënu ma cee wax mënu ma cee dugg Thiès Nord lañ ne waa Thiès Nord la ñuy waxal Thiès Nord la ñuy voté et c'est tout. koñ bi koñ bu bees la sa fàttali yenn saa yu tuuti histoire dafay am solo fii Massamba Diop koñ bi dëkk naa fi daanaka 7 ans koñ bi xamuñu ni man politicien la kii mooy sëy ci kër gi gis ma weekend jotee ma taal sama oto dem lijjanti li may lijjanti ñëwaat toog bis ñëw mu di ma woo gis koñ bi ni mu mel amuti làmp jaxasoo lëndëm et cetera mu ñëw sama kër ma toog ak moom ci kaw mu am yu ma wax ma ne ko man day mën naa laa jàppale ci li nga wax. nekk koñu tubaab la koñu tubaab mooy maanaam ku ne da ngaa tëju sa kër toog yàgg naa fi waane li ma fi jàngat mooy ku ci ne ci ñun tabaski ak korité la ñuy duggante ci kër yi di nuyoo man nag xamuma loolu ndax man bawal laa kër Cheikh Ibra Fall laa jóge c'est li ñu xam ñun kër gu ne sa kër moroom la notion de voisinage foofu dafa am fii nag li ma fi jàngatoon mooy ku ne da ngaa toogoon sa kër nekk sa ruq sa loolu tamit lu baax la ndax jaamu yàlla la rek ma ne ko boo mënee fexe ba dugg ci kër yi wax leen ni leen dañoo war a génn jubóog nit ñi bokk ndey bokk baay am fi dara loolu du jafe ci noonu laa leen woowee moom mii dox ko wax dëgg yàlla def ci liggéey bu ama am solo femmes yi ngay gis yëpp ñu toog ay femmes de valeur lañ ku ci ne ci ñoom sa biir kër nga toog fi la sa borom kër teg nga toog génnoo demoo fenn jàpp naa ni tey lii ñu am tey def ko keneen mënu leen koo defloo ku dul man ndax ku ci ne ci ñoom rek boo ko fekkee sa kër la nga koy fekkee mooy toog ci njabootam
toppatoo borom këram liggéeyam wàccaat dugg ci këram kon équipe bu efficace nga am sa ku ci ne ci ñoom yaa ngi ak sa métier ñi ko yorutoon tey notion d'avec yi ñu fi créé fexe nañ ba ku ci ne tey yaa ngi entreprendre di def dara sa loolu am na solo sa loolu noonu li muy wane mooy firndeel mooy lenn rek même les jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci quartier bi am na ñoo xam ne dañoo jàngi ñoom ñii def nañ de telle sorte que ba xale bi fi am bac tey bu fi sa waajur loxoom jotu sa ginnaaw dem nga Dakar soit yaa ngi ISM wala yaa ngi ISI wala yaa ngi ESP wala yaa ngi ISEC di fa jàng sa mën naa ni sax comme ni mu ko waxee léegi man xamuma leen am na ci sax ñoo xam ne dañuy ñëw fekk ma sama bureau wax man ma yow yaay monsieur Kara man la mu ne ma bon diw mooma mooyoon bourse damaa ñëwoon di la féliciter ma ne ko mais maa yaa ngi góorgóorlu ñaam nga mooy nangam sangam na nga góorgóorlu jàppale say am na sax ñoo xam ne fi ñu toll nii avant ñuy pare seen formation commencé nañoo am dara kon loolu sant la sa seen yaay yii lañ ko defal donc nag doon naa leen fi wax ay jamono ba ñu daan toog ci salle bi di waxtaan ma naan leen man defuma politique gu solal leen ay mbubb di leen wërloo loolu xewi na politique de développement moom laa xamee Massamba Diop ndax bi may ñëw fii Thierno Alassane Sall ni ma sa koñ boobu noonu dañu fa xaw a faible c'est pourtant y a des hommes de valeur et des femmes de valeur jëm faa def dara Mass mii la ma booleel mu ñëw ak Rijal ñu waxtaan sa boobu ba léegi maa ngi koy observer moom mu di ma observer sa jàpp naa ni principe yi ma am moom yu ko raw mi ngi ci moom ça c'est très important parce que man lépp lu may def ci koñ bi laa ko yemale moom ngent gi mu bàyyee ko Mass dina jënd ay nag dina jënd ay xar dina jënd ceeb dina jënd suukar Mass mi ngi ci hôpitaux yi Mass mi ngi ci ordonnance yi Mass mi ngi ci lépp amul fooy woo Mass guddeeg bëccëg sa du ci taxaw ça c'est un jeune de valeur comme man kon nag kooku bu ñu demee ba toll fii ñu toll ñu newoon ci yoon di liggéey koñ bi bari nay kër bari wuti kër Massamba mais bari na femme yoo xam ni maanaam jaxaaw la ñu dëkk tey boo déggee ma ni jaxaaw la ñu dëkk koo fi gis fii boo xoolee ay maama wala ay niyaam wala ay papaam mi ngi ci biir jaxaaw ba jàpp ngent et cetera donc man na nu ne damay toog ak ñoom bërki démb maa ngi tooñ maire Ndiom bii ndax dañ maa sàcc sax wax ma ni ma juge dem dafa ñëwoon ci koñ bi di wër kër gu mu dugg dégg naa femme yi ne ko ah fii de boo fi bëggee am dara da ngay jéem a lëkkaloo ku ñuy wax Kara Samb ndax kat suñu rakk joo xam ne la ñun politicien faale wuñu woon dégg naa fii la taxawoon sax dañ maa nettali nag ñoom ñu ngi ni toog politicien xamuñu woon ñun mosu ñoo am dara ba mu fi ñëwee ba léegi nag ci lañ xam sax ni politique kat am na njariñ kon demal nga wax ko mu wax leen ni leen nag kooku sax ñoo nekk CRD ak Thierno Alassane Sall man leen loolu nag du mbiri CRD fi ñu toll nii mbiru local la ñu ne local xam nga mooy lan mooy gox-goxaan yi ñu nekk fii la ñuy wax zone nord ñun ci lañ bokk sa suñu candidat Massamba Diop mii la moo tax ma ni ko ma sàkk woon lii nit ñi mënoon nañoo ñëw bari lool de ah dooni xale dooni et cetera mais fii ku fi gis xam ni ay responsable la fi ne sa kenn ku ci ne tey boo jógee fii gis kanamu Massamba Diop c'est très important boo demee sa kër ma jaar fa beneen yoon indi ay photom di ngeen war a wax ni candidat bii la Kara wax ñu wooteel ko ku ci ne def si jéego def si li nga man pour loolu mën a ne sa jàpp naa ni kenn ku ci ne fii rek mën na mobiliser kër ga mu dëkk koñ ba mu nekk askan wa mu bokk sa loolu mooy politique sa ba ma leen xamee ba léegi def na 3 ans fii ak 1 mois ngeen tojaat seen leget yi musuma leen a woo ci ndaje mu mel nii jàpp naa ni mi ngi doog a am bis bii nag laa doon xaar wax leen wax ji ma leen di wax seeni carte maa ngi koy doog a soxla musuma koo soxla ma leen di wax ni leen ngeen téye ko seeni jëkkër téye leen seeni carte seeni doom téye leen seeni carte ndax kat boo noppalee par exemple sa jëkkër yéen a ko wax ci seen avec yi ngeen di def jaarale ko ci man yéegal ko ci RV tey loolu dañ koy sutti ci kaw Massamba Diop sa loolu war naa mën a ne war naa mën a ne Mass nag famille
nekkuñu ay femmes yu nga xam ne dañuy war di laaj ay jëndal ma ordonnance may ma ñaari kilo ceeb fekkoon naa ko fi nag mais dañ na léegi ñoom ñëpp ku ci ne yaa ngi liggéey ku ci ne kii tey am na restaurant ci ave gi la ko defee kii tey par exemple mi ngi def ay business am ñoom biigee comme ni ñu ko waxee ku ci ne yaa ngi ci marché bi di def ay et cetera maanaam bu ma yeboon sax ñoo yor seeni borom kër et ça c'est important de le dire ñoo yor aussi seeni doom sa ndaw bu nekkee ci koñ di def dara loolu jikko day xaar fu mu ko sotti sa ndaw lii nag moom loxoom set na man juge dem boo ma fekkoon dinaa ko recevoir nag sama kër ndax sama nawle la ñoo bokk nekk CRD mais dama bëgg maanaam ñi nga xam ne duggoon na si seen i biir kër wax leen ñu xamal ko ni ko ñun candidat bi ñu karaat di boole mooy Massamba Diop mii et loolu lim ñuy firndeel mooy leen bis bu Mass mi tey nekkoon maire zone nord di ngeen xam ni man li ma leen yéene bu dee fukk moom yéene na leen juróom fukk so loolu dama bëgg ngeen teel ko xam xaj na nag yéen a ngi doo gis xar kanamam gi mais man yàgg na noo riisoo yàgg na maa dem ci ay activité am yàgg naa koo seetlu yàgg naa koo dégg kii nag laa leen wax ni leen duglu leen mooy Massamba Diop donc nag Mass koñ baa ngi ni xale yi c'est des diplômés ah ñi ngay gis ñu ci bëri femmes yi aussi c'est des diplômés ñu ci bëri aussi am nañ ay activités commerciales et cetera li nga leen di dénk nag yow yaa ko xam mottalil wax leen sa yéene wax leen li nga bëgg wax leen fi ñu jëm ci ànd dooleel Massamba Diop ànd aussi dooleel République des valeurs bi ñu bokk c'est important je vous remercie